Leral 2 TV de mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér te wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abonné tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu ray Islam International ak Leral 2 TV international urgent ñi leen di topp asalaamualeykum nuyu nañu leen foo leen nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi wërngal kàpp ci takkusaani suuf dëgmal maraxi talaata 5 mai at yi 2026 salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhim wa ridwanullahi alayhim ajmain sunu rubrique urgent bii wër Sénégal ak monde bi bépp ci xabaar yi jàmp yi mënul xaar technique yi El Hadj Gamou Ndiaye ya koy regu dañu naan coow wutali Dakar ca digg xolum Dakaru fala taaxum Télé TFM ma nekk fala it sûreté urbaine di bànqaas ci police nationale bu réew mi nekk le grand journaliste El Hadj Papa Ngagne Ndiaye dellu na Ndiayeen ginnaaw ab audition boo xam ne daal yàgg na ñu convoqué woon ko 10 heures donte xawoon naa tardé mu ànd ak avocat maître El Hadj Diouf ak daal avocat yu bari daal yoo xam ne demoon nan maître Aïchatou Tall Sall moom it cabinetam yëglu woon nañ daal moom maître moo xam ne daal ni daf koy jàppale donte moom demul woon waaye kenn ca waa cabinetam moom la yebal kon daal l'avocat yu bari ñoo ko taxaw ji woon moom journaliste bu mag bile di El Hadj Papa Ngagne Ndiaye di ko yàgg ci presse sénégalaise doon ci yàgg def daal liggéey bu xereñ ña nga xam ni ba muy soog a door xamoon nañ ko doon ko topp normal ca émission boobee mu tuddee woon Pencoo ca Walfadjri ku nekk xam na ni daal jamono yi sax daanaka ca jamono yi président Wade boobu sax la émission boobu moo gën a neex sax far nag faram-fàcce ku xamoon émission boobu dëgg-dëgg di nga xam ne faram-fàcce xale la ci kanam émission boobu moo gën a neex booba la attaques yi doon gën a tàng sëkkatal yi ak yooyu daal vraiment journaliste bu yàgg xereñ la ñi ko yàgg xam yàgg ko topp xam nañ ni dafa wàññi sax loxoom nag te loolu moom sax weddiwu ko parce que dégg ngeen ko fi ay jamono mu wax ni lam daan wax ay jamono bu ko waxoon sax boo moytul ñu jàpp ko yu mel noonu am na jàngat yu mu daan def foog naa xawma sama góor gi la daan wax xawma yu mel noonu wala conférence am na daal nu mu ko tuddee woon daan ko def daal foofa ca kii ba yàgg mu bàyyi ko daanaka daal mën nañu wax sax ni dafa xaw a dellu ginnaaw daal dafa dellu ginnaaw bu fekkee ni ñi yàgg xamul liggéeyam te yàgg ko topp nag ñooñ ñoo tax ñuy wax am na ñoo xam ne xam nga yëf yi bin ci tàmbalee xam dara yàggul mën naa am xëy na 10 ans gën jaa bari yàggul daal moo tax maanaam li xew dëgg des nañ ko xam mais presse sénégalaise ñi ko xam dëgg xam nañ ni Pam Ngagne xanaa laata moo cee feeñ waaye ba mu ca tàmbalee feeñ ba léegi da cee yàgg wane ak xereñ bari na journaliste yu ko njëkk ci terrain bi te vraiment jigéewul sax a doon seen morom am na ñu ko raw moom na am waaye nag am na ñoo xam ni moom raw na leen raw gu fés sax kon nag borom bi mooy séddale ngëneel xereñaay ak daal ak waaneeg daal copte yooyu ay nit mën nañoo jàngaloo dara ba maase nga xam ni ku ne jàng na ko nii ba nit diw jàng na ko diw jàng na ko mais fi problème bi di nekk mooy gën a garaawante foofu la mbir mi di nekk maanaam nit ñi dañuy gën a garaawante lool dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen may macha allah moom mii nag ci la bokk journaliste yi ku xam dara xam luy presse xam luy journalisme di nga xam ni journaliste yi jigéewun sax a tolloo ba yem comme ni mu amee ci lépp nag la amee journaliste yu xereñ a xereñ dañoo am macha allah sallallahu sallam moo ñu digal lépp lu ñuy tagg wala ñu koy kañ ñu dugal ca macha allah am na journaliste yoo xam ne yàgguñu lool xam nga ne ku mel ni Makumba Bey bu RFM taxu ko yàgg ñun ñëpp ban ko xamee yàggul waaye Makumba Bey kenn xalaatul ci àdduna di lim journaliste yu xereñ ci Sénégal di ko ci bàyyi loolu xel xalaatu ko ci àdduna xanaa nga ñàkk xam dara mais ko xam luy presse xam luy journalisme mu dëgg xalaatoo taxaw di jéem a yàpp sax Makumba Bey journaliste bu mag a mag la macha allah bu xereñ a xereñ macha allah te pourtant yàggul am nañu fi yàgg lool mais suñ borom mooy doxale nu ko neex bu ko defee kon ñu xamee ko doon dafa mel nag ginnaaw buñ ko libéré ay avocat yëkkat nañ ay kàddu kon waa régie jombul ñu dem buñ mënta déglu ñëpp ñu déglu ñenn ca avocat yooyu ak daara islam international lu ca mën di xew kon
ñoom avocat yooyu daal yëglu nan kon régie ñu teelu yëf yi rek kon dem dal di seeti avocat ya ay ca kon ginnaaw buñ génnee kon ñu xaar avocat yi ñu jekkandiku yëkkati ay kàddu wax seen client bi di Papa Ngagne Ndiaye ginnaaw déglu ba ca sûreté urbaine bu police ñu ne procureur moo autosaisir woon ngir kàddu yi yëkkati woon jëmee ca mbir yi moom El Hadj Papa Ngagne Ndiaye ñu ne dafa yëkkati woon ay kàddu jëmee ca Papa Malick Ndour kàddu yooyu foog naa divisé loon nañ leen ko jombul sax waa régie kàddu yooyu war nañ ko mën a fàttaliwaat bu ko jaree ñu delloo si yan kàddu carrément la waxoon moom El Hadj Papa Ngagne Ndiaye xaritam di Cheikh Yérim Seck moom it demoon na fa nga xam ne xaritam la lool yëkkati fa ay kaddu jombul kaddu yooyu dana am lu leen ci dégtal incha allah mën naa doon nag ci yeneen édition yi di ñëw mais daañu leen ko dégtal ndax actualité bi la ñuy topp toujours lu gën a fës rek loolu la ñuy fësal tey nag Papa Ngagne Ndiaye moo gën a fës ci bis bi ci presse sénégalaise mbiram ndax day journaliste bu mag ñu woonu ko loola bokk na ca la nga xam ni moo sabab mbir yi kon avocat yi ñooy jekkandiku rek buñ jekkee régie incha allah ñu dem jël leen ca buntu sûreté urbaine de Dakar aywa kon. L'immense plaisir de vous informer que à la suite de son audition qui a duré plus de 6 heures, eh bien le sieur Pape Ngagne Ndiaye vient d'être relâché. Monsieur le commissaire Goudiaby vient de nous faire part de l'information, ainsi que le lieutenant Faye, en même temps que les adjudants de police, très courtois, très professionnels, très respectueux des droits de la défense. Alors, nous remercions d'abord le bon Dieu d'avoir permis à ce que cela puisse se produire. Cet événement très heureux. Nous remercions nos excellents confrères, anciens et aînés, Maître El Hadj Diouf, Maître El Hadj Omar Youm, qui étaient là avec nous, et Maître Baboucar Cissé dans le bureau des enquêteurs. Vous savez qu'avant cette audition, nous avons pris le souhait, et cela, les enquêteurs ont eu l'amabilité, la courtoisie de nous le permettre, car le code de procédure pénale permet à l'avocat de s'entretenir avec son client pour une durée de 30 minutes. Ce qu'on a eu à faire dans un bureau réservé aux avocats ainsi que leurs clients. Sur ce, nous nous sommes entretenus avec le sieur Pape Ngagne Ndiaye qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire, de cette émission, au cours de laquelle on lui prête des propos diffamatoires et susceptibles d'être pris comme étant de mauvaises nouvelles, diffusion de fausses nouvelles. Alors, il y a de sérieux problèmes quand tout bien fondé d'abord. jërë ngeen jëf kon régie ñu wëri wolof bi ndax mu gën a gaaw ndax bi nga xam ne ñëppay maa si déggandoo ko kon daal nu xool ko jeex ko ci wolof jeexal leen ñu wolof bi ay tamit El Hadj Diouf. te lay xëcc du la may dara ndax si la. Alors que, étant le moins ancien, ils m'ont demandé de rester en attendant. Merci. Alors, maître. Maître El Hadj Diouf kon mooy wax ci wolof maître El Hadji Mouhamadul Moustapha Diouf ñu miin ko ci maître El Hadj Diouf li ma def daal ci mooy wolof. caaxaan baaxul kilifa ko tolli Pam Ngagne Ndiaye ak li mu wane ci presse ak émission boobu nga xam ni mooy faram-fàcce nga xam ni fii ba Amérique France Australie àllarba bu jotee ñëpp dañ koy seetaan xam ne ni kooku du ab como tey kilifa la ci invité ñuy waxtaan ci mbirum réew mi te ñëpp xam nañ ne Pam Ngagne moom bu lay interroger da lay bëmëx da lay fët da lay xëcc du la may dara ndax silam la bu mu ànd ak kenn contrôle kenn mais li mu bëgg am ci yow lay wut si day wax li mu xalaat parce que journaliste aussi
lañ naan mooy l'historien du présent journaliste day xam di ràññee di yeete te loolu la Pape Ngagne di def kon police amul droit di oo Pape Ngagne justice amul affaire rek Pape Ngagne loolu dëgg rek du yàgg daanañ fi teerit ba guddi wala garde à vue fanaanal teewaat mais affaire dafa ñàkk xorom ñàkk fayda ba nga xam ne muñ fa nekk téye koo xam ne amul dara lu mu def ku deful dara reyoo sàccoo fenoo dóoroo police amul ci yow yoon jaayoo drogue violé woo defuloo dara loo xam ne yoon def ko ay lu may sa liggéey bu rafet yéen ñi ci Sénégal li muy doxee laaj ñu tontu la nga def sa commentaire kon li ma leen di yëg daal mooy tey jii dëgg jolli moo tax Pape Ngagne génn ndax bu fekkoon ni am na benn juum bu mu def fi ko mën a xojee poñe ko tey prison lay fanaani mais xam nañ ni biñ ko laajee diffamation d'abord mu ne leen waaye yéen ndax dafa am plainte parce que briefé nañ suñu client ba mu xam droit da ci diggante bi jàng na fi droit bu bëree bëri xalal du dëgg dafa collé enquêteurs yi loolu la waa plainte ngeen diffamation ak division de faute nouvelle la ñu ne waaw fa ñoo ci nekk rek ñëpp enquêteurs yi te man c'est pas ngeen di dee mu ne leen yéen waa léegi diffamation dañuy il faut mu am plainte ndax Ousmane Sonko dama porte plainte ñu ne ko déedéet mu ne ko ma porte plainte ñu ne ko gisuñu benn plainte mu ne ko diffamation mënul am comme diffamation dafay am plainte la preuve ki porte plainte heure bu retiré plainte bi rek dossier bi jeex na dañ koy retiré diffamation ak injure bu ñu la porte plainte ki porte plainte heure bu ñëwee ne dafay bàyyi rek procès bi jeex na extinction policiers yi xam ni kon erreur am na diffamation amul ñu bëgg la nga mu ci division de fausses nouvelles division de fausses nouvelles xam nga mooy lan division de fausses nouvelles mooy wax ju dul dëgg boo xam ne mën a taal réew ñoom dëgg du yegg ci loolu même fen Sénégal du délit comme nee nga fen ba nëpp yoon nekkul ci yow fen rek yoon nekkul xam nga dañuy wax ku fen mu taal réew loolu mooy division de fausses nouvelles bu ñu nee fen ya nga fen yëngal la réew mi ci tàng bi ba dëkk bi nangul dara institution yi lu ñu sant yi ba ñu am désobéissance civile porter atteinte au moral aussi des populations Pape Ngagne li mu wax réew mi dafa li ñu wàcc ci mbedd bi ndax dañoo toog seen kër yi tey daal teyu taal dëkk bi loolu amul donc division de fausses nouvelles amul finalement affaire bi dafa reeloo quoi. très bien mais maître ndax mën nañoo jàpp ne peut-être am na ñu nekk ci ginnaaw ni ko ñenn ñi waxee ci ginnaaw juste leen instrumentaliser yi caaju ngir xuuxatal ba itam ngir xuuxal yenn ci ay taskatu xabaar ku ci mel ne Pape Ngagne Ndiaye ndax gis nañu souvent fa la fan yi ñu génn wala émission Faram Facce format bi nga koy defee actuellement saa su demee ba koy def ci 10 minutes njëkk yi wala waxtu yu njëkk yi daañu ci jël temps wax ci li nga xam ne moo di xalaatam ndax nekkul def am ñu taxaw tem ngir mbir mu ni mel daal di koy arrêté. loolu léegi man mën ma jee tontu ndax am na ñu ne ci ginnaaw mbir bi soo yoon nekku ci mën na nekk ko mën na bañ a nekk mais li woo daal mooy police yi ko woo liñ ko wooyee dara taxawu ci bu nekkee am na ku nekk ci ginnaaw tey am na gàcce bu amee ku nekk ci ginnaaw yore loxoom di manipuler tey ji toroxtaaneem la ndax la mu bëggoon amu ko ndax Pape Ngagne tooñul kenn Pape Ngagne ci dëgg la sax ci la taxaw ci fula fayda liggéeyam da ko xam avec professionnalisme macha allah kon ku ko bëgg a sànq wala nga bëgg ko toroxal yaay torox ku ko bëgg a sànq yaay sànku ku ko bëgg a rey yaay dee ndax li mu mën mu ngi ci liggéey depuis ay at man na presque léegi fukki at ak nangam kon kooku mën na liggéeyam macha allah tey jii du teel ko jàngee liggéeyam quand même ki macha allah masul def benn faute masul am benn ñaaxo bu def ci liggéeyam lu may di ko def
ci defit bi gën a rafet kon mu amee kenn kuy jéem a seet nu mu dee nappee Pape Ngagne ma ne kooku torox na Pape Ngagne du ko ñuy napp kon entreprise boobu c'est voué à l'échec kii du ko ñuy napp kii da nga koy xam mooy kan xam fi mu jógee parce que ni ko da ngay xam dafa am cosaan Pape Ngagne bañkat la Pape Ngagne daa fu mbokk te mënul toroxal ñooñu amul droit ñu ci fii la bokk doomu diw la jarbaate diw la muy mel neneen non doomul nekk kon dégg nga wax jërëjëf gàcce gaalama toroxaloo TFM rusoowuloo say nawle rusoowuloo sa njaboot. merci beaucoup maître jërëjëf. kàddu yi maître El Hadji Mouhamadul Moustapha Diouf avocat à la cour Papa Ngagne Ndiaye kon dellu na njaayeen jaa ngeen jëf. Leeraltu TV International am mbir mu bees léegi lañ ko jël seggi xibaar saytu ko door a jàllale amul ci kat moroom bu leen di dendale fu mu mën a nekk lum sori ñu daal di dem jëli xibaar bi léegi def ko bëm Leeraltu TV International abonné partagé tey aimé